Mesdames, Messieurs, amis chers internautes, c'est un plaisir jàkkaarloo ak yéen dalal leen ak jàmm ci seen biir émission Cinéma Buzz ni ngeen ko xamee nag saa su ne ñu dem à la rencontre des acteurs ñoo xamante ni ñu ngi yëngatu ci wàllum cinéma waaye tey nag dama am invité bu spécial koo xamante ni doyen la ci milieu bi macha allah yàgg ci lool daal di rek marqué empreinte am ci li nga xamante ni mooy théâtre surtout dañ koy bàyyi rek mu nuyoo incha allah bu ko defee ñu daal di wéyal waxtaan bi père maa ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm. yàlla auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilah macha allah la hawla wala quwwata illa billah azim maa ngi nuyu waa àddina bi yëpp di ñaanal sumay ñaari waajur yàlla xare leen àjjana di ñaanal sama patron Cheikh Tidiane Diop yàlla ko xare ko àjjana di leen dalal ñu ñaan yàlla wax fi wax buy jariñ àddina bi ci kàttanu borom bi bisimilah. macha allah alors dina ko déggandoo ci nuyoo bi rek mu ngi ñaanal ki nga xamante ni mooy suñu papa Cheikh Tidiane Diop maam la sax defe naa si ñun ñu xamee la ci ñu ëpp si ñu naa foofu ca daaray Kocc bëggoon nañ xam sa intégration ci biir troupe boobu noonu. waaw yàlla mooy dogal yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko ci jàmm bi man avant may dugg daara Kocc j'étais artiste parce que je suis un tambour major maa dàqoon a tëgg ci Sénégal bi ma koy bàyyi métier moo tax ma bàyyi ko te li tax ma bàyyi ko Cheikh Tidiane Diop moomu moom ma tax ma am métier yi ndax dama gis may tëgg ma intéressé ko mu woo ma dem daara Kocc ñu éditionné ma mu dem ba yëkkati bale bi teg ko ci sama loxo les 4 vieillards dans le vent man maa créé rythme bi mu boole ma ak RTS ñu fay ma xaas bu bari ba pare nag mu xool leneen loo xam ne dafa doon nelaw ci man xëy na te mu gis ko mu def ko ci man muy aar kooku nag tey jii bu ma demee ba am métier doon actionnaire ci métier ba ginnaaw ma sant yàlla jul conti bi dama naan ko jërëjëf su ma demee ba aar bi tamit ma bokk ci ba Sénégal xam ni Mansour mi bokk na ci aar bi dama naan ko jërëjëf daf ma defal ñaar yoo xam ni àdduna du yàgg ba ma fàtte ko ndax ki tax nga gën koo warut a gën waxuma la sax moom mais ndeyam ak baayam ak doomam ak ki mbokkam yëpp da nga leen war a fonk Cheikh fi ma jaar ak moom ci daara Kocc mooy daf ma intégré valoriser ma ban àddina bépp jox ma sama wàccuwaay. macha allah am na solo lool tey sa passage foofu ci biir groupe daaray Kocc bëggoon naa xam ban production moo la gënoon marqué. waaw man xam nga production bi ma gën a marqué mooy Samalmet ndax ndam si yàlla suñu papa Babou Faye tey moo nga ca àjjana fi daw si yàlla na ko yàlla xara àjjana nag parce que xolam bu rafet sax mën na ko xara àjjana ndax mag mu baax la woon bi ñu amee contrat ak waa LONASE contrat boobu la daal di Kocc njëkk a am bi ëpp valeur ci contrat yi ñu mas a am avant ñuy dévaluer ku ñuy fay journée 60 000 xam nga ne loolu xaalis la te Babou Faye moo doonoon acteur principal bi dañu ànd dem Ndar ñëw mu yëkkati 250 000 jox ma ni ma Mansour képp ku bokkul ci production bi rek fexeel ba mu am wàllam loolu doon lu ma marqué ba tax na man tey jii maa ngi ci aar bi mais lu ma am dama ko fas yéene bokk ak doomu aadama yi ndax moom dafa ma wan boobu yoon te ba mu ko defee tamit njëriñ la gis na ko man it bi ma ci nekkee njëriñ li gis naa ko kon sama almet moo ma gën a marqué ci li ma mas a def ci sama àddina ndax mooy premier séquence bi ma njëkk a tourné ci théâtre ak Babou Faye acteur bu mag waaw Ndar. macha allah ñuy ñaan suuf oyof si ko moom amiin tamit muy artiste bu mag a mag a mag donc ba tey rek suñu père Mansour la ñu dalal ci biir émission Buzz Cinéma donc dañuy des ba tey ci biir daaray Kocc boobu ni ma ko waxee si njorteel bi rek moo tax ñu bëri si ñun xam la naam sax boobu sax ay tout tànk lañu mais biñ toogee ba nga xamante ni suñu papa Cheikh Tidiane daal dina dëddu àddina moment yooyu noo ko dundee. waaw toog naa presque 3 ans yoo xam ne defatuma aar parce que ki nga xam ni dafa tax nga gën koo warut a gën bu demee ba dem gisatoo ko boo dee nit war na la marqué dem naa ba ne woon sax damay bàyyi théâtre parce que tamit daf ci man loo xam ni àdduna mënta yàq ba loolu yàqu ndax tey jii dama doon toog di ñëw di tëgg rek di dem répétition di dem mun ma Mansour man quoi mun ma te du man rek la ko wax artiste yëpp ni leen dem leen wuti liggéey aar bu doxul da nga koy boole ak métier ngir sa jabar bu xëyee nga am dépense jox ko
sa doom bu soxlaa nga jox ko boo amee bëggee am yëre boo sol pour tourner nga dem jënd ko te loolu liggéey moo koy maye bu aar bi doxee nag liggéey la ma déggal ko dem Seras di def intermédiaire di kook say te boobu ma koy def àdduna bi yëpp ma xam ndax boobu j'étais tambour major siiw lool waaye loolu mu ma wax ak déggal gi ma ko déggal ma dem ko yàlla dimbali ma dem ba directeur des abattoirs ay doomam bëgg ma ñu woolu ma yaakaar sax dañ may génne Seras moo tax nit dinay wax dëgg gis nga dëgg dafa am solo ndax su ma woon ma wax leneen xëy na jour boobu mën naa génne Seras mais daf ma woon ni ma loo fiy def ma ne ko dama ñëw di dàq sama wërsëg di intermédiaire lu ma am yóbbu sama kër mun ma ci artiste bu toll ni yow man ko waaw lundi ba ñu wooluwaat ma laaj ma ay papier ma wut lépp mu wutal ma carte professionnelle bu maanaam cheviard mooy professionnel ñiy jaay en gros yàpp nag ak ñiy jaay en gros yàpp xar ba pare nag yëkkati nag benn fond bu dëgër accompagné ma ko ay millions. moom directeur bi waaw directeur bi comme ça nag bu ma rey ma jël der bi di ko jox ba xaas bi jeex ma di ko ñaanal kooku moom wàññeeku na mais yàlla na ko yàlla xaraa janna sekk ku baax la moom mu ma jàppale te loolu lépp ci gémmunu Cheikh la jugee moo tax bi ma yàlla dimbalee tam ba ma dem ba liggéey bi dox dama ñëw ni Cheikh mun ma man ko sa alar baa ngi nii mun ma noo teel xaalis bi xool la ma defalaat encore ni ma bu lëndee dajalee li nga yor yëpp nga ñëw indi ko dama la soxla ma xëy 7 heures du matin jógee Pikine dem Dakar. ba Cheikh ma ñëw fajar bi mu taal otoom dugal ma ci kanam yóbbu ma banque ubbil ma compte saa yu mu liggéey semaine bu jot ma dem mun ma demal verser ci sa compte defe naa ni loolu jamono gi amatul nit bu fekkee da nga ko bëgg mu réussir da nga koy jàngal nu ñuy nappee yàlla dimbali ma dem ba compte ba baax lool ba ma am fond ngir mën a dem ci àll bi jënd samay nag yu bari ma ñëw yëkkati benn somme bu baax ne ko teel li nga ñaanal ma mun ma déedéet dolli ci li nga yor yëkkati dolli ma ni yow yàlla moo def sama jabar Aminata Sall moo ma boole ak yow mu ne ma teel ma Mansour mi mooy sama artiste kon lu mu mën ci lu baax dinaa la ko defal te boo góorgóorloo xaw ma kat mais yow dinañ la dégg ca kaw xam nga ko mel noonu boo ko fàttee doo gor te Sénégal dañu war a fàttaliku ki la jàngal ni ñuy nappee ak ki nga xam ni moo la dugal néegóor wala ki la tuddoo doom wala ki seq yow kóllëre bu baax da nga ko war a naw da nga ko war a fonk da nga ko war a delloo njukkal te léegi qualité yooyu amoon ci ñun moom nañu ko valeur yooyu nañu commencé perdre moo tax kooku muy Cheikh Tidiane Diop man bi ma nekkee ci moom ay bëtam laa doon xoolee ay tànkam laa doon doxee làmminam laa doon waxee tey nag rëccuwuma ko. macha allah yaa ngi wax lu am solo ni nit dafay am kóllëre mais defe naa Sénégal yëpp a ko amal kóllëre Sénégal yëpp ko war a njukkal Sénégal yëpp ko war a sargal ndax dafa am lu mu def ci cinéma fii ci Sénégal théâtre dafa am fu mu ko jëlee am fu mu ko yóbbu tey artiste bu mag boo tudd rek ci loxoom la jaar tey nan nga gisee suñu pap yooyu suñu maam yooyu noonu dañuy am lu ñu def pour seen réew mais kenn du leen rendre hommage à temps am na si ñoo xam ne sax ba tey dañu naan sax cër bi ñu leen war a jox dëgg sax joxuñu leen ko. waaw man de xanaa yàlla jël ma ndax yàlla mooy indi nit yàlla mooy dundal nit yàlla mooy tax nit doon nit ku fi ñëw yàlla la fi indi heure bu ko neexee jël la yóbbu la tant que maa ngi dund man Mansour Mbaye ma jàgg tur Cheikh Tidiane Diop du fay jamais au plus grand jamais xanaa kay ma faatu bu Sénégal xamul Cheikh Tidiane Diop mooy kan addina xamul Cheikh Tidiane Diop mooy kan man Mansour Mbaye ma jàgg xam naa kan mooy Cheikh Tidiane Diop te mu ma doon multimilliardaire xam la sax ay théâtre ak ay grand théâtre lii naa def Sénégal loo xam ni pour Cheikh Tidiane Diop kenn dootu ko fàtte ba keroog yomal xiyam. waaw ñu tuddee ko dara mu màndarga ndax bi may ñëw tey damay wër sa kër mais ci angle bi maa ngi gis ñu tuddee la benn restaurant. dama foogoon sax foofu sa kër ah. après ci li mel ne non fii du këram mais ci kanam juste pour wane ni que ñoom yëg nañ ni am nañ artiste am nañ doomu réew bi fi dëkk boo xamante ni
peut-être que war nañ ko darajal war nañ ko vraiment sargal ba tuddee ko benn bërëb loolu ça fait plaisir tey ci quartier boo xam ne dëkk nga fi donc ku mel ni suñu maam Cheikh Tidiane defe naa Sénégal tamit war nañ ko delloo njukkal bi ni mel Pape. kooku wax bala delloo njukkal fii scénariste boo gis ci monde bi laa wax man dama jëlee le Sénégal. parce que ñun léegi li lay wan ni que théâtre dañu battre record bi ñun sénégalais yi. bu njëkk ay Hollywood ngay gis ay Nigéria yi. ay Burkina Faso ay télénovela yi. mais les sénégalais léegi dofatuñu xam nañoo ñun dañ dem jàngi théâtre dañ ko daf ñoo jaral ñu dem gis nga dëkk boo ci dëkkee bëgg a prouver sa réew kontaan ci yow da lay jaral nga dem jàngi ko. man bi ma jógee Amérique ak léegi yàggul te jàng théâtre kese ma yóbbu woon te loolu nag ci wërsëgu Cheikh Tidiane Diop la ndax moo ma jàngal lu tax nit gis ma ca bitim réew ni Mansour Mbaye ma jaaga mii laa soxla fay ma ay millions ma dem mu def ci man xam-xam ba may indi beneen style théâtre bu bees est-ce que da nga baax li ma la wax kon Cheikh Tidiane Diop moom bu Sénégal xamul mooy kan noo surgaam taalibeem dina wane ne Cheikh Tidiane Diop mooy kan ci réew mii di Sénégal man sama objectif du lenn lu dul rek Sénégal xam koy Cheikh Tidiane Diop. incha allah defe naa message bi jàll na et ñëpp war nañ ci bàyyi xel en tout cas il le mérite vraiment ñu gis après ay temps nga daal di rek créer sa troupe bopp. daal def sa propre production bëggoon nañ xam lan moo sabab loolu ak say début comment ça s'est passé. waaw parce que bu ma toogee 3 ans ni bàyyi naa théâtre teewul toujours maa ngi dem di ziare sama patron bi di Cheikh Armel Yoff man daf ma ngeen gisal de wala pour ay samba alaar xam nga Sénégal la mooy seen problème wax lu dul dëgg man duma fen parce que gisuma lu jar ci sama àddina ma wax lu dul dëgg. ndax man yàllaa ma sàkk moo ma bind te moom laa gëm moom laa wóolu billahi wallahi watallaahi du ma jaw du ma fen lu sama yoon nekku ci mais kenn du dugg ci sama garde man est-ce que nga baax li ma la wax nit boo gëmee yàlla wóolu ko yàlla da lay suturaal loo def ku ko nar a faagaagale yow yaay faagaagal sa bopp Sénégalais yi nag gëmaguñu loolu mais tant que nag loolu duggul ci bopp nit ñi du ñu xam fan nañu war a mën a taxawee fii yàlla doo nga fi nekk yaa may dégg bu baax te sama kilifa boobu dafa am lu mu def ci man ba tax na ma ne nag léegi kon nag bugguma théâtre bi fay turu Cheikh Tidiane Diop ñu bañ ko tudd parce que xam naa ni bu ma dee xaar rek wala ma ne bàyyi naa amaana nit ñi du ñu bàyyi xel Cheikh parce que les Sénégal moo tëddee noonu koo jàngal ba mu mokkal. da lay fël wala mu éliminer la wala mu écraser la wala mu dem yoonam fàtte la man nag duma boobu genre yoon bi ma jaar yëpp di théâtre Cheikh Tidiane Diop ak njabootam kese ak ay mbokkam rek pour ñu xam ni moo defar Mansour Mbaye ma jaaga mi ba àddina bi yëpp naw moo tax ma créé sama troupe mi troupe jàmm xam nga jàmm mooy turu yàlla la ma créé ko Pikine gépp taxaw ni ma Mansour comme que yow Cheikh a taxoon nga ni doo def dara te Cheikh toog nga 3 ans defoo dara Pikine ñoo la soxla te bu ma sañoo day dem doo wàll yaan feneen da ngay toog jariñ sa réew jariñ sa gox ay ndaanaan ku ci mel ni Babacar Diop doom moomu ndaw directeur école Seydou Nour Tall ku ci mel ni Mame Lay Mbeng ku ci mel ni Malick Ñing yaa ngi may dégg ñooñu doon samay copains yoo xam ni dañoo xar seen tànki tubay pour ma taxawal troupe jàmm boobu bi ma koy taxawal dama ni du ma jël ku ñu xam boobu dama doon tester sama bopp ndax li ma doon liggéeyal Cheikh dëgg la wala du dëgg. défi la woon défi. waaw défi voilà ma ne du ma jël kenn ku ñu xam daa jël ñoom sumbulu ñu ñëpp ma leen formé xamuñu woon A xamuñu woon B xamuñu dara ci théâtre ku ci nekk maa la jël tàngat la def sama premier produit mu toj àddina Lamp Fall bu paree ko jënd ay millions yu bari sama premier produit muy borom kër bi as doone sama rak ma doon magam mu am ta awma mu toj àddina ñu ni déet waaye ma defaat beneen produit muy Oumy Mbaye
xam nga mu toj àddina. boobu temps seede moo xew. temps yooyu seede moo xew. loo génne macha allah Sénégal lu ma génne wax ma Sénégal si mais bitim réew duñ koy jënd. loolu nag du dara de. kamatar bi yu te mu doon dëgg ci man donc la mais du leneen fii ku fi war ki la jàngal métier wala nga war ki tax nga tekki tôt ou tard da nga koy gis. loolu yàlla day atte ci nu mu gën a gaawee ni day xool lu rafet mu di ko def yàlla suturaal ma tur boobu toj àddina ñëpp xam nañ ko xam nga bala ma tourné sax série dinaa dem tàggu jabaru Cheikh Tidiane muy Aminata Sall laaj ko tàllal ko sama loxo mu ñaanal ma bu génnee yàlla def ci barke bu série bi génnee damay jël sama oto def ci seede yëpp dem armée la toog ñaan Cheikh dem sama yoon yàlla def ci barke. yaa may dégg nit nag booy dugal sa loxo fenn di daj lem wala ngay daj jamaa mais boo doful foo toll da ngay jël sa loxo boobu dugg fu dugal. doo ko bàyyi. déedéet jamais au plus grand jamais. man bu ma naree fàtte Cheikh yàlla naa fàttu man kooku moo tax ma gën ku ma warul gën dem foo xam ni mën naa dóor sama loxo si kaamil ni su ma ko tarbul woon du ma fa yegg yaa may dégg bu baax. maa lay dégg bu baax ndax production yi au début yomboon na ndax am na ku la si jàppale. non boobu fekk na maa ngi liggéey Cheikh jàngal na ma yoonu liggéey ba maa ngi sant yàlla. su ma nekkoon tegle ñetti produit def ko xanaa ku liggéey ci société doon kook sa liggéey fa dem ba doon actionnaire kay nga war a xam ne kon yàlla dimbali na la. su ma nekkoon tegle 4 produits te ñi ma nekkal ñëpp dama leen di fay te su ma nekkoon ni dama leen di jàngal te ndax jël ay millions investir ko ci ku ñu xamul xam nga loolu risque la waaye nag yéene gëm a am ak la Cheikh def ca man laa bëgg def ci ñoom rek ndax nit jariwuñ ko doyewuñ ko dara lu dul njëriñ nit kenn du ko lekk kenn du ko naan tey jii maa ngi nii pertement ñi ma jàngal théâtre bari na coolee bari rek waaye ñi ma jàngal théâtre bari na torop te buñ toogee wéet dinañ xam ni ci loxo Mansour Mbaye ma jàgg nañ jaar am na ci nag ñu gore ñoo xam ni ñoo ngi ñëw di def ak man lu baax lu ne ci àddina. ci ñooñu laa bëgg ñëw sax ndax kenn si ñoom daf ma xaw a marqué. muy Soumboulou Bathily. gannaaw ba nga xamante ni bàyyi leen na la boppam sax ci mariage am tey bu ñu gisee ni muy jëflante yow daa mel ni na nga doon jëflante ki nga xamante ni mooy suñu papa Cheikh rek la. waaw loolu la ma yàlla fayee moom laa la wax. nit doo def lu baax am lu bon. nit doo def lu baax am lu bon Soumboulou bu ñu àndee voyage dem bitim réew sax fay ko 10 millions fay ma 10 millions dina yëkkati 4 millions jox ma man. boole kook ay jooy nag laa wax. keroog bi ñu koy takk su ma demul woon mu dee man loolu lu ma leer la man parce que Sénégal gépp xam nañu may bàyyam te lii may wax laaj sama jabar wala nga laaj samay doom wala nga laaj samay mbokk wala nga laaj waa koñ bi boo génnee su ma woowee jotuma sax day tiit man dama gis sama bopp ci ni ma meloon ak Cheikh moo tax dama koy ñaanal yàlla na doon artiste comédien bi gën a tekki ci art bi nit ki da ngay ñaan yàlla lii jàngal nit xool sa xol sedd ba nga koy ñaanal loolu dafa am solo. reconnaissance. waaw te loolu moo manqué ci réew mi da ngay ñëw fekk nit ko amul dara nga def fa dara yàlla mooy dogal loolu nit di tey garabam yàlla wàccul nit ñi ñooy wàcc di dimbalante nit ki dimbale la ba nga tekki amuloo looy def lu dul di yëkkati ay kàddu yu ñaaw wala nga di ko geer wala nga xool noonam di composer ak moom loolu nit ko bon moo koy def ni ko soxor ko def te nag liñ ci gis la majeure partie ñuy def noonu même bu dee artiste tam kenn doon na xam duñu siiw de. mu jënteel bi du baax. non même boo siiwee tam da ngay fay même boo amee xaasam sa xaas day dem yàlla bëggul war Sénégal nañ leen bàyyi war dafa ñaaw c'est mauvais jullit moomu loolu jullit dafa war a yéene moromu jullitam lu baax di ko suturaal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu référence ñun ñëpp ay mbokkam bañ ko bund xatalee fexe ba mu riñaan dem asamaan ak suuf di ko sànni ay xeet asamaan ak suuf fa yëpp lépp doon yëngu pour bëgg yonent bi war àddina yam fa mais daf leen a jéggal ni da nga yore xol bu rafet di muñ tey jéggale gis ni bu la tooñee bul fayu bul ko yóbbu police bul ko yóbbu tribunal bul ko ñaanal muñal bàyyi kook yàlla rek te yàlla tax dara lu la naqari doo ko am te surtout nag boo amee ndey ju baax moo tax jigéen ñi
nañu respecté seen jëkkër. nit boo amee ndey ju baax maanaam respecté sa baay di ko defal lu ne boo màggee foog nga doon vainqueur. yaa may dégg bu baax. daf ci am solo. daf ci am solo lool. kon nañ leen delloowaat suñu xel ci joxante cër delloowaat suñu xel pour tegu ci yoon wi att su mag yi daan tegu ngir mën a am taraanga. yàlla li mu yor mayewu ko saraxewu ko daf koy jaay boo amul valeur du la ko jox parce que xam na bu la ko joxee da nga koy xeexee te yàlla soxlawul loolu. yàlla kiy dimbalaate la soxla. doole kenn du ko jaay nit. doole jëlee yàlla may non du pour xeexee ko pour dimbali ci jaam ñi la. c'est très important. am na solo macha allah. alors ñu continuer suñu waxtaan rek xam naa tey njëriñ bi dina fi bëri lool ndax man mi toog sax maa ngi ciy jëlee lu bëri ci biir waxtaan bi ñu amal nii. ñu dem ba ci biir papa ñu gis nga daal di intégrer troupe Soleil Levant. sa intégration biir Soleil Levant. waaw ñooñu sumay doom lañu duñu samay rakk sax. complicité bi am ak Jojo mënuma la ko gis nga chemise bi ma sol nii. li tax ma sol ko ñu ñëpp a dem Amérique. mais bi mu ko jëndee man la ko jox li ma sol ci choix yëpp lu baax yi nag laa lu rafet yu am maanaa yi am classe yi moom la yaa ngi may dégg bu baax. gis nga sa neex su ma ñëwee tournage sama valise da lay jël Aziz fu mu toll daf may ñaanal papa rek la ma wax mais xale yu yaru yu mel noonu ci Sénégal ngeen bokk jikko ñu soxla la te ba dul dara ñu jox la cër seen premier anniversaire bu Soleil Levant Grand Théâtre mën nañ ko tuddee te bu ñu xoolee ne artiste la wala dañuy concurrence ak man duñ ko def. dañ ko nodd ci télé beeg ci rajo bi Mansour Mbaye ma jàkka mu jolli ca kaw ma jëndal leen nag bu seer yóbbu ko Grand Théâtre yëkkati ay millions jox leen kon ñooñu suñ ma woowee man est-ce que war naa yéex a dem buñ ma soxlaa damay ñëw def ba mu baax moo tax sama diggante ak ñoom complicité bi ñu am lu ñu def yàlla suturaal ñu parce que dañu yéeneente jàmm. production ba leen def mu am réussite. macha allah waaw parce que dañu yéenante jàmm moo tax. te su ma woon léegi def main libre ñoom ñëpp nga dégg li ñuy wax da nga naan noonu ñii lan moo tax ñu fonk Mansour. man dama am troupe mais sama troupe dama ko san bàyyee parce que dama voyagé woon ba pare xam nga rek nekkoon ci ay liggéey yoo xam ni sama bopp bi dafa fees il fallait que ma toog concentré wu tuuti. mais troupe jàmm fa mu nekkoon fi mu nekk tey ko gën a garaaw ndax bu dul dara sax dama am contrat ak waa SSP bi nga xam ne ñooy def choix. te ñooñu du ñu jël n'importe qui. yëkkati seen million di la ko jox. d'accord père dañuy waxtaan tuuti rek ci wiiri wiiri parce que wiiri wiiri dañ ci marqué woon bu baax mais sama génération bi nee nañ père kan moo ko doon sincère parce que dañ doon gis ni mu doon casser couleur yi. waaw man xam nga géwal laa man géwal laa géwal day bëgg lu baax maa xool sama yaf parce que maa ngi nag remercier tailleur yeeg gars yëpp nag wax dëgg yàlla mais maa xool li ma bëgg may jël sama xaalis di ko defaral sama bopp parce que nit dañ toll ci jamono joo xam ni booy dee def lu bees dangaa war a indi lu bees en tant que artiste. waaw en tant que artiste soo bëggee nit ñi seetaan la da nga war a indi lu bees parce que léegi jamono moo demoon dafay évoluer esprit yi léegi ak mentalité yi léegi dafa yéeg au nouveau ca kaw il faut que nga xalaat loo xam ni boo ko joxee askan bi dinañ mën a apprécier mu doon sa njariñ doon sa njariñu mbokk doon say njariñu moromu nawle yi mais tollatuñu ci jamono joo xam ni da ngay génn ci télé bi rek di def di n'importe quoi loolu moo tax man même samay ak groupement yi ma war a sol sax dama ko respecté su ma waree tourner maay toog 2 jours xalaat lan laa war a def préparer ko la may sol tamit xam naa nan laa war a
liggéeyee pour nit ñi apprécier ci loolu parce que les Sénégalais sont fatigués nit ñi dañu sonn stress bi dafa bari toog sa salon di seetaan loo xam ne amuloo la sens wala reetaanooloo wala jëlawoo ca xam-xam loolu amul njëriñ amul njëriñ. am na solo donc ñu jàll ci série bi nga xamante ni mooy choix jamono bi macha allah ñëpp di ko bàyyi xel nga ci incarné benn rôle bu am solo muy Madiaga. voilà donc mu am ñaari copains yoo xamante ni ñoom daal bëggoon nañ pouvoir bëggoon nañ xaalis papa message bi ngeen di lancé foofu dafa fort parce que dafa am ñoo xamante ni alal da leen jaral lu nekk buñ jëlee rôle bi ngay joué foofu dem ba sacrifier say soxna ngir ñu bañ a am doom juste pour nga yor alal wala nga am yenn pouvoir yi ban message ngay lancé surtout ñun jeunesse bi ñu bëgg lu yomb nag lool. mais série bi il fallait que mu demee nii. parce que Cheikh Ndiaye Aziz Sanex ak waa Soleil Levant yëpp daf leen a jaral ñu def sacrifice dem déposer ma visa Amérique mu génn ma dem jàngi comédie classique ak comédie def loola neex indiscipliné pour nit ñi reetaan moom laa dem jàngi woon xam bu njëkk comédie sol caaya rek la ak def loola neex borongoog di julleeg mais du loolu ndekete nit ki da ngay dem jàngi léegi da ngay jaar dugg ci gar nit mu ree ba doyal te du tere mu jox la cër jox la respect comédie bu bees la quoi te waa Soleil Levant tam am nañ ci part de responsabilité ndax ñoo ma daggal ñoo mutal visa Amérique pour ma dem jàngi ko kon su ma ñëwee war naa koo mën a tari nag quoi ma ci remercier nag Sénégalais yi ndax mën naa ko indi te duñ ko consommer waaye su ma génnee sax papa yaay mag ndaw ñëppay kontaan man bu ma ci amul dara sax noonu ci nit ñi di bëggee rek doy na ma sëkk te nag taxul nag ma gis ci sama bopp nag xam lu gën a bon doon artiste comédien yàlla yëkkati la nga yaakaar ni yaa gën doomu aadama yi bu doonul woon nag nit ñi kenn du la xam nit ñi ñooy apprécier nga mën a yëkkatu ko ci benn niveau kon nañu jox cër doomu aadama yi gis nga man sama koñ génnal nga laajte ci mbaar boobu laay fréquenté man wala nga génn def micro trottoir nga laaj sama koñ yëpp ni da nga wàcc sa bopp loolu du tere nga am fulla du tere nga am fayda nit da ngay baax loo am nga partagé ko nit ñi nit boo demee fréquenté nit ñëpp bokkuñu yam ñii dañuy wax di wax naka so dul noonu ñii di wax ku ci nekk dafa war a complété moromam nit ko matul da nga koy jël mottali ko yow mi mat am na loo manqué keneen jël mottali la loolu jamono googu nañ toll na ñëpp wàcc revenu sur terre te xam ni yàlla ki mu gën a soxla mooy ki nga xam ni dafa wàcce boppam oyofal boppam et di jëriñ askan bi di nga gudd fan di nga wér te cat du mën ci yow dara ba pare nag ne nit ñi gëm yàlla wóolu ko nag ndax moom kese moo fi nekk c'est important. macha allah donc ñu revenir tuuti rek ci question bi bëgg alal mu jaral la lu nekk. waaw loolu dañuy jàngale rek parce que loolu am ci jamono ji ñu toll léegi da ngay dugg kër fekk fa loo fa war te fekk da ngay tiit sax ñii wàññi seen jabar yi ñii wut ay nit ñu xaye di ci biir kër gi ñii di def ay yaramu neen xam nga di sacrifier sa doom ñii di nangam te dañu xamul ni li ngay def lépp da ngay dee ba ko fi kër gi ma dëkk tey jii muy sama kër avant muy fii dëkk ki ko moomoon kooku fàtte nañ ko bu yàgg kër ga ca taq bi ci taq ka ko moomoon fàtte nañ ko ba tey boo compté cat ba cat paa yi jënd kër yi yëpp dee nañu est-ce que da nga baax li ma la wax kon alal ji tax ngay dang-dangi ak di def lu ñaaw lu ne nga di ko def mais alal joo fekkee njëriñ loo fekkee gis nga fii ñu bari gàtt fan wala ñu paralysé wala ñu dof wala ñu amatuñu dara yóbbuwu leen ko lu dul sacrifice nit ñaa ngi ni yàkkamti def blanchiment d'argent loolu pour lan la àddina yàggul bi ngay dund ak bi ngay dee benn la fexeel ba yow sa dund nga nekk ci jàmm joo xam ne boo deewee kenn du wax càmm man nag li may wane mooy ñi nga xam ne dañoo am alal te gars yi di leen ñee maytu leen di gis nit yore 4x4 wala yore avion wala yore château nga di ko ñee
Sénégal ñu bëri ngi nii di yóbbu seeni yaay yi màkka wala seeni papa yi màkka wala di may ay milliards bu ngeen xamoon foo xaalis ba jugee su yomal xiyaamee seen waajur yooyu ñu ko defee dinañ ni sama doom ju tooñ na ma ndax su ma xamoon ne lii fii la ko jëlee ba jox ma ko duma ko laal nañ leen moytu te gaaw di apprécier ci nit te gaaw di tagg ci nit xaalis ñi fi nekk di def naka su dul noonu pour am alal du jeex nañ leen delloo suñu xel ci yàlla nit ki jour ba ngay juddu la yàlla ni lii moom ngay am ba keroog ngay faatu leneen loo coo yokk lu dul loolu sonal sa bopp rek lay doon te dañu dépassé boobu jamono nañ leen raxasaat xol yi te teguwaat ci yoon bu baax quoi loolu mu am solo. macha allah alors bëggoon nañ xam sa gis-gis si instant bi série yi ni mu bëri Sénégal macha allah production yi un peu partout jeunes yëpp bëgg daal di def li nga xamante ni mooy cinéma wala daal di dugg rek ci série yi intégré ko nekk ay acteurs actrices tey ban gis-gis nga am ci loolu. waaw ñooñu nag man duma leen blâmer quoi parce que tamit liggéey bu doxee ku ne day daw dugg si. beneen biñ ci bëggoon dooli mooy théâtre dañ ko namm Sénégal ndax dañoo gëj a gis théâtre fi mu ne nii série yi dem na ba occuper plateforme yëpp ndax mën nañ xaaraat groupe jàmm ñëw bëggalaat ñu ci théâtre comme niñ ko bëggee woon bu njëkk. waaw ma yeggale fii ba pare. dama laaj question boo xam ni dama ci bëgg a tontu ba pare soo wax ci théâtre bi. ok d'accord. loolu moo njëkk a laaj. série yi ni ñu bëree xale yëpp bëgg daw suubu ci bopp. xam nga bu njëkk. théâtre pour nga dugg ci dafa compliqué woon. te bu njëkk tam amul woon xaalis. da ngay dégg li naan l'art nourrit pas son homme mais nit ñaa ngi tekkee ci art bu baax di ci fay ko ay millions yu bari. kon bu ko xale yi déggee te amuñu woon métier ñëw dugg ci nañ ci am fulla ak fayda rek man de métier bu doxee ku nekk day daw dugg waaye yow mi ci nekk fexeel ba nga xam ni da nga am waajur te sa ndey war a ko salteel war a salteel sa baay far sa ndey ak sa baay tegoon tànkam ba tekki ba baax fexeel yow ba teg ko sa tànk ci aar ba baax mais aaru léegi dama naan xale yi ñëw leen bu baax a baax mais nag dem leen jàngi ko nag dem leen jàngi ko du taar de loo tari loo jàngul doo ko tari nañ dem jàngi ko parce que nit bu toog salon nga wax loo xam ni dina dugg ci moom ba mu intéressé ko loolu yombul te boo ko jàngul doo ko mën te iman boobu yàlla bala ko def ci yow fa mu gis la nga tegu ci yoon bu baax mais am na ñoo xam ne nag dañuy ñëw pour wut ci jëkkër ñi ñëw wut ci pour jabar ñi ñëw wut ci pour ñu xam leen ñi ñëw pour wut ci dara moo taxit duñ ci yàgg mais ku ko def métier fonk ko respecté ko teg ko ci yoon wi nga ko war a teg yàlla mën na la cee dimbali. macha allah beneen bi ci topp nag mooy théâtre dina ñëwaat parce que yaakaar naa ni daaray ko ca fi nekkoon bu mardi masaan jot kenn du génn sa kër te loolu dina ñëwaat léegi incha allah. incha allah waaw sooba yàlla ak yonent bi. bëggoon naa xam sa digganteeg suñu maam Xaar Mbay ma jaaga. kooku sama yaay la kooku du sama mag ñoo bokk benn bàyyi mooy sama taawu papa mais sama yaay la kooku sama yaay la parce que li mu ma defal ko samay mbokk yaay moo koy defal doom sa bàyyi dee ngeen doon ay xale mu doon star bu mag ñuy jaay kër ga mu mënoon koo jënd ni may naa ko samay rakk loolu ku mu doyul leen mën laa doy kooku du def dara te laajuma sama xalaat buy tukki sax man lay dénk këram njabootam muy jàmm wala muy salaam lu mënti doon lu ca am man lay woo kooku dama ko ñaanal gudd fan ak wér rek yal na ko yàlla may gudd fan ak wér te yàlla taxawu ko jàppale ko bu baax nga jàkka may sa jor daa nga mën a xëy la amee ci àll bi ci gaawan sama mag ju baax jooju sama yaay ju baax jooju maa ngi ko ñaanal jàmm ju bëree bëri. macha allah donc ñu daal di terminer rek Pape suñu waxtaan ak suñu dernière question defe naa. tey ni ma ko waxee woon si njorteel bi rek ñu bëri xam la à travers li nga xamante ni mooy troupe Daaray Kocc bu ñu gisee anciens yi daal di dajewaat par le biais de ki nga xamante ni mooy Abdou Diaw ma lay comptable nekkoon foofu ca États-Unis ñëw dajalewaat ñëpp ñu toog mën a gisee waxtaan saafante gisuñu la ci rencontre bi lan moo waral lool. waaw
xëy na moom suma mag bu baax la nag parce que moom Abdou Diop ma lay comptable suma mag bu baax la ndax man duma gërëm nit ba pare xalab ko xëy na dafa juum rek quoi waaye yaakaar naa ni man kenn mënu ma génn daaray Kocc ndax ki nga xam ni moo tax ñu naan daaray Kocc muy Cheikh Tidiane Diop man xam naa ni am na sama ngërëm man am naa ngërëmam du moins te it xam na ni jabaram xam na ni fonk naa leen ay doomam xam na ni fonk naa leen su ma woowul xëy na dafa juum rek waaye man dafa war a ñëw sax ñu ànd ma taal sama oto ñuy wootee ndax day ñëw di ma seet sama kër di ñëw seras di ma seet si di ma woo téléphone suñu série yi di daw sax di wiir wiir yi yàgg na ma woo sax pour ma wutal ko ci rôle ba mu ne ko grand naa waxtaan ak gars yi pour ñu intégrer la kon yaakaar naa ni su ma woowulee xëy na dafa xel mooy fàttu rek mais merewuma ko ci xam nga yàlla na ci yàlla def jàmm ndax man lépp lu ñu jug pour Cheikh Tidiane Diop rek man sama xol la ciy sedd que ma ñëw ak bañ a ñëw moo ci yam na dox rek na tur Cheikh Tidiane Diop yëkkatu ko ca kaw rek waaw que ma feeñ ceeg bañ cee feeñ amul sens xam la mu am solo dëgg te man xol xam naa yàlla xam na Aminata Sall miy jabaru Cheikh Tidiane Diop xam na ay njabootam xam nañu sama digganteeg ñoom nag dara mën na koo yàq ndax dëgg la dem naa ba Paris seeti am doomu Cheikh Tidiane Diop bu naan Fat Diop may profité de l'occasion di nuyu Alpha Lo sama doom ju baax jooju nga xam ne mooy borom këram yaa may dégg ca Atismos Paris ñu ko dama bëggoon ñu tourner benn série parce que sa turu bàyyi bëgguma mu fay te comme que yaa ngi fii te yàlla suturaal na la nga am kër ci digg Paris waxtaan la ak sa jëkkër ñu def fi série ci koor gi avant may dem mun a papa yow loo bëgg laay loolu laay def xoolal ban acteur nga soxla ñu def loolu man ko nañ woo Diop Fall te pourtant période boobu Diop Fall ngi feebar defagul benn activité maa ko njëkk a décroché pare ñu def kooru bitim réew man ak moom mu toj àddina. ah kooru bitim réew collaboration la. voilà waaw mu toj àddina yaa may dégg loolu jugtewu ma ko woon lu dul rek turu Cheikh Tidiane Diop jug te bëgguma ay doomam fàtte parce que seen bàyyi dafa marqué ci àddina bi loo xam ni du yàgg ba mu fay te fu doomam nekk bitim réew ba rees dem naa seeti leen waaw muy ami tëngeej ay ñoom maam Njoon ay rama ñoom ñëpp seeti naa leen ñooñu samay njaboot lañ dañu bokk ci man nee naa la ki tax nga gën ko wër te gën boo gisee da nga koy jaamu doomu Cheikh Tidiane Diop sax sama patron la man su ma doonoon multimilliardaire su ma gisee doomu Cheikh Tidiane Diop bi gën a tuuti damay sukk parce que Seydina Mohamed. Papa li tax xeetu reconnaissance bii nii. waaw parce que xam la moo tax ndax dama sant yàlla ñoo xamante dëgg man tëkkër sabar laa woon dama sant yàlla su ma toogee ba am kër yor sama oto am sama njaboot am sama compte bancaire di liggéey am xam nga ak yeneen fu bëgg a tukki dem sama passeport fu ma dem nit ñi jox ma cër respecté ma damay tukki sax yore valise mu def 40 et quelques kilos barki Seydina Mohamed ñu ma noo Mansour grawul mais ku mel noonu kay loolu lépp boo ko ñemee ci moom mu neex lool mais boo ko gëmul doo gor dama ni la Cheikh Tidiane Diop ak njabootam Cheikh Tidiane Diop ak njabootam ñooy doon sama kilifa ci aar ba keroog may fàttu barki Seydina Mohamed di ko ñaanal nag yàlla xare ko àjjana di ko ñaanal baayam bu baax ba nga xam ne mooy suñu baay Matar Diop yàlla xare ko àjjana di ñaanal ndeyam ju baax ñi nga xam mooy suñu yaay Gàmmu Faal yàlla xare ko àjjana di ñaanal bépp xeetam bu nekk ci kaw suuf yàlla xare ko àjjana di gërëm Ramata di gërëm Ndey Condi di gërëm ñoom Aminata Diop di gërëm tout le monde bàyyiwuma kenn di gërëm yaayu Pape Demba Ndiaye nit bu la defee lu baax da nga koy fonk ñooñu mënuma leen a fay daaray Kocc nag sama daaray Kocc la ku mu neex sama daaray Kocc la ku mu naqari sama daaray Kocc la élément Cheikh Tidiane Diop la àdduna bi yëpp ma xam ku mu neex looloo am ku mu naqari looloo am. kenn mënu la ci génne waaw kenn mënu ma cee génne man daaray Kocc dama cee bokk par force man élément daaray Kocc la Sénégal gépp xam nañ ko. dëgg la waaw drapeau daaray Kocc laa yor te du wàcc nag.
macha allah am na solo. waaw alors moom lañ dalaloon suñu biir émission li nga xamante ni mooy cinéma buzz dañ koy bàyyi mu tàggatoo suñu papa Mansour Madiaga lañ waaw dalaloon di tey. santaat yàlla rek te daal alhamdulilah ala kulli xaal la xawla wala quwwata illa billah azim jërëjëf sëñ Bamba dina gërëm sama xarit mi nga xam ni sëñ Fallou Chouaïb bu moom ma booleeg moom muy Cheikh Mansour Diouf bu Yoof di sama conseil di sama sëriñ nag du ma tiim caméra te ñaanalu ma moom Cheikh Mansour Diouf moomu maa ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko bu baax yàlla yëkkati ko ca kaw yàlla lafal ko cat ci daraja yonent bi ndax mooy sama conseil technique du ma def lu mu yëgul waaw Cheikh bi maa ngi lay ñaanal jàmm di ko ñaanal say taalibe di ko ñaanal waa kër sëñ Touba yëpp di ñaanal nag sama waa kër Turandoo muy waa kër maam El Hadj Malick ndax man sëñ Mansour si moom ma tuddee ma boppam. ma dëkk Tivaouane juddoo fa yaroo fa màggee fa may gërëm waa Tivaouane gépp xalifa bi ki ci gën a mag ba ki ci gën a ndaw ndax Tivaouane bi may joué wiiri wiiri yi am na sama séquence boo xam ne moo gën a doy waar ci wiiri wiiri yi damaa xëy suba jóge hôtel Lat Dior bu Thiès parce que man fa lay dal bu ñu dee tourné avant kenn di yow 6 heures du matin ma départ dem Tivaouane dem xabru maam El Hadj Malick sama première séquence ñaan fa moo ñëwee séquence boobu saf na sap séquence boobu ba mu ñëwee saf na sap moo tax suñu xalifa yi suñu nitu yàlla yi nekk Sénégal nañ leen gërëm di gërëm maam Limaamu Laay bu baax mu nekk Yoof tey bu ma doon woon murit man laayeen lay doon ndax dama toog 6 mois feebar kooku dama ko wax àddina bi yëpp dëgg ko saa yu ma xëyee dem ca ndaaya boobu ay ndaa moo nekk ci xabru ba cat ba cat naan cat ba cat dugg ci xabru bi ñaan mi maam li maamul max diw teguñu ci 1 mois loolu dañ ba 7 8 heure bu ma jaaxlee Ndakaaru foofu lay dem te lu ma ñaan yàlla def ko kon nañ leen fonkaat suñu wàlliwu yooyu maam li maamul laay li ma defal ci àddina bëri na mas naa am problème ci sama liggéey sax bii nga xam ne mooy jaay yàpp ndax ku nekk da ngay am problème appelu laayeen yi jot maam li maamu wallu ma ku ñëw ni Ani Mansour dama fay jaay ci million xam nu mu toll toog naa 4 mois toog naa 4 mois yu ma fay location sama kër taa yooyu dama aw ma kër dama loué mais damaa fay location bu jënd ravitaillement 6 mois mais ñu baax ñooñu bu la dee wan seen bopp il faut nga gëm leen di gërëm nag këri diine yëpp ndax man dama judd fekk sama day nekk murit sama baay doon murit mais sama baay dafa baaxoon 3 doom yi ma am yëpp Tijaan la leen tuddee noonu la sama baay ma daa si Mor Madiaga Mbaye tuddee na Cheikh Tidiane Sy tuddee Aminta Sy te mosul tuddee waa kër Sëñ Touba kenn te taalibe yi Sëriñ Touba la mënul tuddee ma borom daara yi sëñ Mansour. waaw kon loolu defe naa ni ku mu doy leneen doyu la. macha allah waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp. macha allah te naan yàlla na jàmm yàgg ci àddina bi. amiin ci dara yonent bi. macha allah loolu yëpp di wane ni rek Sénégal ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay alors c'était un plaisir ñëw seet si ko tey amal ak moom waxtaan bu am solo bii nii ci biir émission bi nga xamante ni saa su ne dañ fi dalal ay acteurs wala képp koo xamante ni rek mu ngi yëngatu ci wàllu cinéma wàllu théâtre wàllu audiovisuel de manière générale di leen jaajëfal baax yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi doon suivre di remercier sama équipe technique Amza ak ki nga xamante ni mooy Seydou di leen jox di daje très bientôt ci yeneen numéro incha allah ci Dakar Buzz TV merci de nous avoir suivis.